culture ak Aïssatou Paye Fall Yeewu Culture njëkk waxtaanee ki nga xam ne moo jóg pour def promotion wu sëru rabal. waaw Baye Cheikh ni nga ko waxee tey artiste peintre Pape Badiane moom la ñuy seeti mu wax ci wàllu sëru rabal. ñun fii ci Sénégal dañu naan sëru njaago wala sëru rabal. sër nag nekk lu am importance ci Afrique surtout Afrique noire ca Burkina Faso ñoom Faso dan fani la ñuy wax Côte d'Ivoire pagne bawle ak yeneen xeetu pagne Ghana kita yooyu rek ay exemple pagne la waaye tey lu ñu intéressé mooy sëru rabal comme ni nga ko waxee Baye Cheikh ñu dem nag déglu artiste peintre bi di Pape Badiane mu wax na ci wàllu signe wax na ci wàllum décoration ak lan moo tax mu gën a bëgg fësal sëru rabal ngir ñun ñu gën ko mën a approprier wu ñu déglu artiste peintre Pape Badiane ñu dellu si waat ci plateau bi. liggéey ci wàllu xarala ngay rëdd ak encre ngay rëdd ak crayon loolu yëpp lu ci bari jàng naa ko kon waruma jàpp ni rek loolu dama ko doon def pour jot sama diplôme war naa ci mën a génne loo xam ni tey gannaaw bi ma ñibbisee te génn administration war naa ko mën a suqali won ko samay mbokk won ko xale yi ñu mën ci jariñu def naa liggéey yu bari yoo xam ni mën nañ ko tudde expression plurielle waaw ndax fii ma ne nu ma neex tërale nu ma neex rëddee waaw fii ma nekk bu may dessiner bu ma neexee dem directement ci stylo à billes peinture couleur la bi ma ñibbisee di jàngale professeur de couleur lañ ma njëkk a def te dama ci def ay recherche yoo xam ni li ma jàng faculté des sciences dimbali na ma ci couleur ci boppam du lu ñu ni mu ngi nii mënuñu ci teg baaraam waaw boo nee sama yére bi dafa xonq teg ci sa baaraam coton bi ñu defaree yére bi ci nga teg sa baaraam waaye tegoo sa baaraam ci couleur bi ndax boo tegee sa baaraam li ci sa suufu baaraam kenn dootu ko gis loolu moo tax ma yaakaar ni képp koo xam ni yaa ngi jéem a liggéey ci couleur da nga def attention très 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 bien da nga def attention bu baax waaw ndaxte yaa ngi yëngal loo xam ni xëy na xamoo fu mu yem dañu war a delloo si sunu xel waaw man ba ma nekkee Paris di jàng nekk ci samay recherche de signe waaw recherche de signe ca laa dajeeg rabal maa nga foofa waaye sama xel a ngi fii tey li nekk ci man te ñu def ko ci ma yóbbaale ko ba muy tukki mu ngi ci man ba tey léegi daf di loo xam ne dañ ci war a taxaw xoolaat ko ndax boo gisee ñuy tudd doom teg ko ci rabal bu jekk kiy indi doom ji muuroo rabal bu jekk amaana sax góor gi ko nar a tudd yor sol rabal bu jekk sunu giirug dund rabal daf ñuy topp ba muuraayu ki ñuy rob kon rabal bi am na lu ñu ci war a jàngat loo xam ne bu ñu ci taxawee dañuy gis ni kat ci wàllu signe mu ngi ci wàllu couleur mu ngi ci ndax loolu lépp kay ràbb dëxëñ na ko ci kon léegi bu fekkee dañu war a wone sunu bopp li ñu moomal sunu bopp yaakaar naa ni buñ ci taxawee xoolaat ko waxtaan ci juboo ci dina am lu bari lu ci war a mën a feeñ dinaa jéem a wone juróom benn fukki pièces exposition bu mag la dinaa ci dugal la ma daan jàng ba ma nekkee école des beaux-arts de Paris la ma daan jàng ba am sama lijaasa ba ñu ni ma bi gën a kawe la dinaa ko wane. dinaa ci génne benn version peinture ba xam ne man maay peindre du début jusqu'à la fin dinaa ci génnelu rabal ndax léegi pagne tissé dafa xaw a doy dinaa ci génne rabal ci daal de man li ma samay maam bàyyil te rab yi macha allah continuer di ko def dinaa seet naka lañ ci mën a génnee loo xam ni mën na joxewaat même thème bi.
mu ngoog Pape Badiane la ñu doon déglu noonu moom nag artiste peintre la muy def promotion wu lii ñu tuddee sëru rabal pagne tissé je pense moom la tubaab bi di wax. wala waaw tubaab bi pagne tissé. ñun ñu koy wax sëru njaago ak sëru dënk wala sëru rabal. mu nekk loo xamante ne defe naa lu yàgg la fii ci Afrique. surtout ñun ci Sénégal lu ñu seetlu woon mooy ci ngénte ci takk. ci ay dëj ak yooyu. dañ ko yàgg di utiliser pour. c'est des pagnes qui sont réalisées par les tisserands. am na ci yoo xam ne gàllaaj la sax. waaw gàllaaj dañu koy nandal d'abord ci saafara yenn saafara yi. nandal ko ci ba noppi. soog a nag tissé dañuy coton bi la ñuy nandal ba pare. waaw xooj ko ci xooj ba pare ci yenn non mais c'est vrai. écoute c'est des réalités. xooj ko ba noppi après daal di koy ràbbeeg moom après jox ko xale bi liir bi wala. mais boo seetee ça c'est une protection. moo tax ñu kaa bootee xale. oui parce que presque dans chaque famille am na ci sër boo xam ni mu ngi ci maam la jóge woo. waaw mama ci maam loolu daf ko sa yaay buñ lay takk ñu jox loolu da nga ko naan oui ça a beaucoup de valeur en fait boo seetee tamit bu yàgg ba dafa nekkoon symbole de richesse. boo xoolee si mag yi dañ doon am ay sër yoo xamante ne dañ ko fonkoon comme ni nga ko wax dañ koy denc si suufu armoire bi. bu amee lu am solo lu am rek ñoom ñu génne ko. par contre si mondiak yi dañuy wax ne yenn pagne yenn signe ak symbole yi dafa am lu muy signifier quoi. par contre par exemple motif yi soo bëggoon nettali par exemple ki génn àddunaam viwam la vie du défunt soo ko bëggoon nettali yenn signes yooyu am na lu muy signifier ñu décrire tamit yenn rites yi ak même boo bëggee wane comme par exemple naka ngay dencee sa néew genre nga wax enterrement bi naka ngeen bëgg mu amee si yenn pagne yi ñu doon tissé daf siy nekk donc voilà tout à fait donc ñi nga xamante ne ñoom moom seen défunt daañu xam naka la ñuy defee enterrement bi ak yooyu mu nekk lu am solo artiste peintre Pape Badiane bi dellu si waat nee na si sëru rabal rek pour def promotion bu baax ñu def ko lëkkale ak art contemporain parce que sëru rabal dafa nekk loo xamante ne aada la ak cosaan léegi mu jël ko nag boole kook li nga xamante ne moom la artiste di def muy maanaam peinture maanaam moom daf koy def ay mosaïque def ko ay faïence mooy comme ni ñu ko wanee si reportage bi da nga gis ni mu ko defee mais dafay jël genre lu mel ne tissu matelassé mu def ko ci suuf comme ça affaire bi gën a mën am taxawin bu ko defee peinture day jël contreplaqué dafa am nee na benn menuisier boo xamante ne moom lay liggéeyal donc contreplaqué bi am na nu ñu koy liggéeyee ba jël toile bi defar ko ba nga xamante ne boo ko gisee dina nekk ci anam bu rafet mu nekk defe naa lu am solo instant bi nag mi ngi waajal benn exposition ce sera du 15 mars au 15 avril muy waajal itam biennale bi ba tax nag lii nga xamante ne moom la ñu wane mu nax ko fësal ci exposition bi mu nekk lu am solo loo xamante ne je pense que nit ñi wax nañ ko dem seetaani ndaxte c'est joli les coloris yi ak yëpp machallah donc voilà artiste peintre Pape Badiane jusqu'à présent ba pare léegi dama gis ne nit yi yamuñu juste di ko def ci ay tableau il y a des sacs yoo xamante ne et que même industrie bi itam ñu ngi koy defar léegi di ko def ay yére mais bokkewut ak yi nga xamante ni moom la ñu defar ak loxo tisserand bi defar ko mu am valeur xaw ma sëru rabar mu am valeur xam nga sëru dënk c'est cartonné donc mag ñi duñu sol benn sër rek mekki dinañu sol ñaar ba ñetti sër dañ kaa teg ca kaw nag comme ça mu jox ko forme léegi nag kii maakaa lekk mag ñi dañu jekkoon mag ñi dañu yiwoon ñu sol seen marakis def seen ay nguuka et tout ça dañu rafetoon macha allah dañuy solu ba génn te loo gis seen benn cër dëgg la même ci fecc mi boo seetee bu lébu yi doon fecc def ndaw rabbi nag yooyu dañuy tegle sër yi nga xam ne bu ñu sànnee tànk fii day rafet ba bëgg dañ def juróom ñaari sër merci très intéressant Pape Badiane que nous encourageons donc ñu ngi leen di xelal ngeen dem ci expo boobu muy organisé et puis ñu ngi ñaax nit ñi c'est vrai que sama classe gi dañoo bëgg dem tànn bi dañoo bëgg dem grand théâtre dem woyi dem fecci dem baali il y a toujours des événements culturels yoo xam ne day am fii ci Sénégal ay exposition yu am solo donc ayez l'habitude di dem ci bërëb yooyu ñu defee ay expo parce que di nga fa jëlee xam-xam et c'est toujours intéressant kenn du fa dugg ba
génn te doo yokku te sa xam-xam du yokku ay sa tout à fait Baye Cheikh surtout nag mu nekk loo xamante ne ñun ñoo ko moom aada ak cosaan te xam nga comme nuñ koy waxee que léegi même ñun li ñu moom tubaab bi jël nañ ko dañ koy defal comme ni ñu ko wax ci kii voilà qui expose ci ay galeries ñeneen ay ñëw barkeelu ci dem yóbbu ko alors que ñun ñoo ko moom ces artistes là c'est nos artistes à nous quoi alors que lu rafet la da ngay gis ñu ko ñëw boole ak bazin surtout bi ñuy pas bu diis bi surtout moom bi muy wane ni industrie bi di defar waaw voilà donc c'est magnifique collé mooy matière am tout à fait donc ñoom tissu yooyu rek la ñuy utiliser pagne tissé pour def seen ay collection c'est vrai quand on parle de bu ñuy wax ci pagne tissé suñu xel day dem ci collé ardo parce que le modèle la ñu bëri ci pagne tissé et c'est magnifique c'est super classe en fait et puis ça tient dafay yàgg très noble yére yi dafay yàgg c'est vrai waaw ça a beaucoup de valeur merci en tout cas Aïssatou Paye Fall pour découverte bi nga ñu def par rapport ak artiste peintre bi di Pape Badiane ak expo bi nga xamante ni moo ngi koy préparé on vous présente le livre du jour voilà Sidi Bouya Mbaye nag moo ko bind livre bi mi ngi tudd La Longue Nuit Sidi Bouya Mbaye nag dafa nekk koo xamante ne yàlla dafa nangu ay bëtam te dafa bind voilà mu bind bi mooy deuxième livre am Le Rescapé la njëkkoon bind mu bind bi La Longue Nuit nee na en fait du livre autobiographique mais dafa bëggoon def benn interrogation si lëndëm maanaam sur la nuit pour wax moom naka lay appréhender yenn yi te mi ngi am ay bët yoo xamante ne dootul gis mu nekk benn roman boo xamante ne day témoigner si nu mu amee je pense si je ne me trompe si je ne waaw defe naa je pense je suis pas sûre mais je crois que foofu la dëkk donc mu nekk nee na benn roman boo xamante ne dafa bëgg def seede ci dundam ak absence de vue maanaam li nga xamante ne gisu ko mais il arrive à faire certaines choses ak ay di def loo xamante ne lu am solo la muy mbind mi mu wax ne on peut voir sans les yeux waaw donc ak li muy ressentir ak yëpp voilà mu wax naka la ko yëf yi dabee si benn feebar ak yëpp naam sax nee na du livre autobiographique mais daañu sentir tuuti empreinte auteur bi si loo xamante ne moom la yàgg dund donc muy La Longue Nuit de Sidi Bouya Mbaye. Voilà c'est un livre apparemment qui est intéressant je suis en train de lire présentation bi ak moom surtout mu ngi juddoo Dakar dafa amoon méningite moo ko jox après mu silmaxa mais il écrit quand même il écrit quand même ben c'est cool enseignant la jàngalekat la day jàngale lettres ak philosophie activiste société civile c'est cool je pense que il faut que ñaatam ba dem seeti ko xam nga ñaatam par vendredi mu ngi ñuy proposer gëm sa bopp jàpp sa fula donc kii il faut que ñaatam dem seeti ko pour waxtaan ak moom mais tey moom livre bi la ñu leen di présenter c'est aux éditions Harmattan à avoir n'est-ce pas bien sûr à avoir ça a l'air intéressant voilà ça s'appelle donc La Longue Nuit tout à l'heure parmi nos invités am na invité boo xam ne di nga jàkkaarloo ak moom waaw mademoiselle Kane waaw moom mi ngi wax ci wàllum benn plateforme bu ñu teg bu tudd Cosmopolitan Space mu nekk plateforme bu am solo defe naa ne moom bu teewee dañ si gën a waxtaan parce que chaque mardi dañuy waxtaane lépp loo xamante ne jëm na ci wàllu jumtukaayu xarala yu bees yi donc elle nous rejoint dans quelques minutes ci plateau bi